asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u El Mauritania dal leen jàmm ci seen émission yi nga xamante ni ñoom la ñuy baaxoo di leen ko defal saa yu nekk bu nëgë ni jotee ñu dikk ak yéen ci benn ci làkki réew mi tey kàllaamay wolof moo ay tey jii ñu fas yéene waxtaane ci li nga xamante ni dafa aju ci wàllu wér-gu-yaram mu di la nga xamante ni lëmbe la lool nag ndax tey jii fi tey bu ñu ko doon xayma lu ëpp juróom fukk ci téeméer boo jël ci askan wi ñu ngi koy jëfandikoo tubaab yi di ko woowee l'automédication ci biir loolu ci la ñu dalal tey jii ñaari docteur yu mag yi nga xamante ni tey jii fas nañu yéene faram fàcce li nga xamante ni moom mooy lépp lu jëm ci wàllu garab la ci njëriñ ak la nga xamante ni day gaañ doomu aadama da koy lor ma dalal Cheikh Tidiane Thiongane di docteur en pharmacie moom maa ngi kiy nuyu di ko dalal ci sama émission nuyu naa la dalal naa la. jërëjëf ci biir loolu ci laa dalal docteur Cheikh Coumba Diouf Cheikh Diouf nuyu naa la. fay naa la Léna di nuyu suñu grand bi nga xam ni moo fi toog tey nar a toog waxtaan ak ñun ci émission bi. émission lu am njëriñ te moom mu am ci xam-xam bu bare bari. man du ma def rek lu dul ànd ak moom rek ci di ko apporter quelques précisions. mais bu ñuy wax ne rek bu fekkoon jàkkale rek dañuy wax ni moom mooy imam bi quand même toll ci kanam di liqaam. jërëjëf Cheikh Diouf jërëjëf tamit mbokku téléspectateur bi nga xamante ni néega nii tey mi ngi toog ci waxtu yi di néggandi di xaar suñu émission yi nga xamante ni ñoom la ñuy baaxoo di leen ko defal saa yu ne mu di seen njëriñ di lu ñuy sàkku saa yu ne di la nga xamante ni lépp la nga xamante ni askan wi da koy jëriñoo ñun mooy suñu itte te bu soobee yàlla dinañ ci dox docteur Cheikh Tidiane Thiongane ma tàmbali rek ci yow sama première question mooy boo ñu bëggoon xamal tey ji l'automédication nan nga ñu koy faram-fàccele ba mu leer. jërëjëf soxna Léna. di la gërëm ci invitation bi nga ñu invité maak suma rakk ju baax ji. yàgg nañoo ànd ci réew mi. di jëriñ askan bi. waaw nit la koo xam ne ni nit ku maandu la. borom xam-xam la. te itam xeeb boppam lool. waaye nag nit ku tëradi tamit yàlla moo xam waaw. tëradi na waaye ku baax lool la. muy bëgg lool nag te ji ànd ak moom. ci émission bi. automédication soo gisee anglais ñoom ñu ngi naan self medicated. maanaam faj sa bopp. faj sa bopp ci gàttal mooy faj sa bopp waaye su fekkente ni bëgg nañ koo farañ-fàñse. danga naan fajantu lu tax ma ne fajantu xam nga faju dafa am. faju mooy li nga xam ne mooy li war nga yore sa jàngoro sa yaram sutante. nga dem seeti médecin bi. médecin bi xool la gëstu sa jàngoro su gëstoo sa jàngoro pare saafara si mooy ordonnance bi mu lay bindal nga dem ci pharmacie bi nga jënd ko. soo demee ci pharmacie bi itam nga fekk fa pharmacien bi. pharmacien bi ci boppam itam garab googu nga xam ne ni moom la médecin bi bindal. moom itam am na ci loo xam ne ni moom dina la ko faram-fàcceel ba nga mën koo gën a mën a jëfandikoo pour mu bañ la lor. loolu mooy li nga xam ne ni moom mooy li war. waaye nag koo xam ne ni da nga toog sa bopp métti rek nga jubal dem pharmacie ne jaay leen ma garab bopp boobu lay métti lan moo ko waral xam nga jàngoro. soo gisee la ko waral moom la ñuy war a faj waaw xam nga tubaab bi dañ naan signe wala suñu mbokk yi comme ñoom Cheikh Diouf dañ naan la symptomatologie. bopp buy métti du jàngoro waaye mandargaay jàngoro la léegi mandargaay jàngoro jooju nag docteur bi nga xam ne nii moom mooy médecin bi dina def lu mat léeg-léeg juróom-ñetti at ba fukki at ci université di ko jàng. xam nga nag yow mi nga xam ne loolu yëpp awloo ci. soo yow benn bés rek nga yow dem ca pharmacie bi ne ko man kan sama bopp dafay métti jaay ma paracétamol xam nga fajuwuloo da ngay fajantu waaw loolu nag moo tax ma ni man su ma doon firi automédication ci wolof dama naan fajantu la waaw docteur jërëjëf leer na nañ ñi docteur fajantu bi nga xamante ni moom la suñu doyen docteur Thiongane wax ndax jàpp nga ne tey bu ñu ko xaymaa askan wi ñu ngi koy dund comme ni ma ko waxee woon ci njëlbéen waaye yow mi nga xamante ne yow yaa nekk ci milieu bi di faj ndax jàpp nga ne automédication boobu tey jii mi ngi dakk wala nit ñaa ngi kiy def ba tey. waaw léegi balaa may ñëw ci question automédication bi il faut ñu sant yàlla. sant yàlla bu baax moom mi nga xam ni moom moo ñu may kàttan may ñu xel mu màcc ba ñu mën a ñëw tey ñun ñaar ñi toog fii. nga ñuy laaj ay question ci problème mu
automédication. sant yàlla sant suñuy waajur nag. bu bare bari parce que ñoom tamit gannaaw yàlla ñoom def nañ seen loxo bu baax ci ñun pour ñu mën a egg fii ñu egg tey. donc may remercier sama grand bi comme ni ma la ko waxee léegi bu doon tey fii jàkkale moom mooy nekk imam man ma topp si gannaawam mu wax ko ci waxam ni man ak moom ànd nan ci gox yu bari ci réew mi vraiment gox yu bari bu ma mënul wax ni wër na réew mi pratiquement. On a pratiquement fait le tour pour rek dans le domaine du social dem pour dimbali ay nit ngir yàlla ak yanantu bi donc tey nga indi sujet boo xam ni automédication la muy sujet bu am importance ndax li mu mën a jural nit automédication comme ni mu ko faram-fàccee loolu rek la c'est-à-dire fajantu la du faju parce que ñun ci suñu jargon dañuy wax ni boo demee nga koy def tu es en train de faire un traitement symptomatique c'est-à-dire que yow dafa am signe bu apparaître ci yow rek nga dem wuti garab boo xam ni moom ngay jël pour signe boobu disparaître des fois du yow sax yaay dem wuti garab bi dara dana la metti rek nga ñëw nga jàmbat ko moom par exemple nga jàmbat ko moom mi nga xamul dara ci affaire médecine nga ni ko man de sama lii day metti mu ni la man bi ma mettee de tel garab laa jël bi ma ko jëlee sama biir sedd na nga dem jël ko ndax yéen a ngi jànkonte ak cas yu mel noonu du jeex pratiquement actuellement loolu moo fi am pour nga gis koo xam ni rek dara dana ko metti mu dem càmbar yaramam xool lan moo koy metti lan moo tax lii muy yëg mu koy metti c'est très difficile léegi nga gis ko ci réew mi c'est très difficile parce que ni àdduna bi bindoo la léegi nit di dañuy lire ci internet nit di dañuy waxtaan dañuy def ay débat ci internet et tout ça donc bu ñuy def loolu dañ ciy dégg ay genre faju yoo xam ni ñoom dañuy yaakaar rek war nañ ko def sans dem ci docteur bi des fois question de paresse lay nekk des fois mu nekk ay question de moyen voilà yooyu yëpp mu ngi ci yooyu moo tax nit yi di ko def léegi nag ñun war nañ xool nañ la ñuy def ba nga xam ni loolu dana disparaître. léegi ndax mën nga ma dikkal ci automédication bi maanaam fajantu bi lan la mën a jural doomu aadama. fajantu bi lu mu mën a jural doomu aadama bi dafa bari. gis nga garab boo demee ci anglais yi ñoom drugs lañ koy woowee c'est-à-dire que dañ ko considérer comme drogue. garab dafa am lu ci am njariñ ak lu ci amul njariñ. yow boo utiliser garab boo xam ni xamuloo wala ki la ko jox ki xamul garab bi lan la mën a def. xamul ndax yow da nga ko allergique xamul ndax yow garab bi waruloo ko jël parce que am nga un problème boo xam ne soo ko jëlee daf lay yokkal problème boobu xamul ndax garab bi daf lay indil ay contre-indication moom daal garab bi mës na ko faj wala faj na moroomam rek mu ne yow nga dem nga jël ko donc garab bi boo ko jëlee mën na la indi njëriñ yu bari parce que garab bi si boppam poison la dafa am njariñ su la lii dalee lii ba nga xam ne lii moo la dal bii garab moo la war a faj loolu moo normal mais soo demee nga jëlal garab sa bopp xamal ni jéyee bu nekk mën na la ci fekk parce que mën nga jël garab boo xam ni yow sa bopp waraloo ko utiliser. donc mën na dem ba indi la li ñuy wax faatu. xayru salaam. docteur tamit gis nañu xëy na du ma ko wax ni laisser aller am na waaye tamit tey docteur yi tey ku nekk sa xarala sax yow daal pour yow sa xam-xam màcc na ci bépp feebar te ndax ordonnance bu ne war na docteur mu bind ko wala dafa am ñi nga xamante ni lii mooy seen ñii lii la ñu war a bind wala ñii lële la ñu war a bind tamit ndax garab yi ay catégorie lañ te bokkuñu. waaw xam nga gis nga ni ko docteur Cheikh Diouf waxee léegi. yaa ngi naan ndax automédication lan la war a mën a jural ki koy def soo ko xoolee day nekk saafara suy jur jàngoro saafara buy jur jàngoro lu tax gis nga ñoom léeg-léeg ci biir cabinet consultation yi dinañ am problème ban problème lay nekk nit ki par exemple biir bi day métti mu dem ñu jox ko garab ne ko kii fajoon na ma walla kii day faj buur bi métti yokk ci antibiotique yokk ci leneen maanaam nit ki dina yore jàngoro diggante nit ak nit la mais du diggante nit ak docteur patient ak docteur mooy automédication bi rek day dem jël xam nga automédication soo ko xoolaatee mooy nga dem jël garab goo xam ne nii du koo xam ne nii xam-xamam mi ngi màjj ci war gi wér-gu-yaram jox la ko c'est-à-dire professionnel de santé moo war a mën a ñëw jël garab jox ko nit ne ko ak professionnel de santé bi itam waaw c'est ça. donc su ko defee léegi moom soo ñëwee ngay jël ay garab toog ay fan wala nga toog diir mu jàngoro ji tëë dem tëë wér nga dem seeti docteur Cheikh Diouf ne ko man daal sama biir day métti moom docteur Cheikh Diouf moom li mu jàng ci jàngoro bu nekk dafa am ay mandarga pour wax la ci lu yomb rek maanaam da nga naan dama yore sibru paludisme
ñu ne la sa bopp day métti. ñu ne la sa xel day tey. ñu ne la da ngay miir. maanaam symptômes yi daal lii sa yaram day métti. waaw xam nga yooyu ay mandarga la suñ ko waxee ci kàllaama wolof. léegi mandarga yooyu xam nga dana ci boole lu mat juróom-ñaar wala fukk su ko dajalee mandarga yooyu jox lu ñu lay wax paludisme. te mandarga yooyu dafa am lu ci tegu mooy li ñuy wax signe biologique mooy ñu jël sa deret wala ñu jóor sa tuur ndox. wala ñu jël sa gannaaw kër wala ñu jël sa tuflit wala ñu yóbbu ko laboratoire ñu xool ko suñ ko xoolee laboratoire gis nga moom firnde yi muy joxe day yokk ci kaw firnde yi nga xam ne docteur bi moom li ñuy wax sur le plan clinique c'est-à-dire que ci seetlu gi ak dégg gi su ko boolee li mu jox ko jàngoro mu ne lii kat jàngoro sàngam lay doon xam nga su ko defee moom mu daal di la doog a bindal ordonnance waaw léegi nag soo ko deful gis nga mandarga yooyu dina ci am loo xam ne nii dootu ko gis su ko defee da ngay andi li ñuy wax docteur bi retard de diagnostic parce que day am signe yoo xam ne nii day disparaître lan moo koy disparaître mooy garab yi mu jël daf koy làq moo ngoog daf koy làq voilà kaddu gaa ngoog léegi da nga jël koo xam ne nii dafa am infection ba mu am toll na foo xam ne nii malade bi ba mu demee dañ ko jël rek jox koy antibiotique mais antibiotique yañ ko jox du antibiotique yi nga xam ne moom la war a jël na mu ko war a jëlee itam jëleewu ko xam nga suñu la ne par exemple kii da nga war a jël benn suba benn midi benn ngoon yow nga jël benn suba benn ngoon xam nga foofu am na lu dul dox wér du gaaw mu ngoog su ko defee soo demee nag ba mu të nga ñëw ci docteur bi dana fekk ne yow docteur bi moom su bëggee def diagnostic am antibiotique yooyu nga doon jël dana tax ba ni moom li mu ko waroon a gisee du ko gisee su ko defee njuum te ñuy wax ni suñu docteur dañ koy def dëgg la gaa dinañ juum ku dul yàlla rek mooy juum mais ñoom njuum te ñuy wax li koy waral automédication ci la bokk il faut que nit ñi xam loolu maanaam daal ku ñu prescrire garab bi ne la jëlee ko nii nga jëlee ko naka sudul noonu ci la bokk ak itam nga jël garab goo xam ne ni du docteur moo la ko sant wa ilaa yow nga ñëw ci docteur bi waxuloo ko ne ko man garab yi jëloon naa ko laata may ñëw ci yow mu bind la ay analyse xam nga analyse yooyu soo demee ci laboratoire bi analyse yooyu soo jëlee garab rek fekk na léegi baaxatul analyse yooyu résultat yi su génnee nga andil ko docteur bi du ko mën a jëriñoo wala su fekkente ne jëriñoo ko rek la mu koy jëriñoo du ko won yoon su ko defee ñu naan man de sama docteur bi xamul docteur bi xam na mais yow yoon ba nga aw ba yegsi ci moom koo juumloo. mais tamit ci sama question ba tey dama ciy dellu si waat ndax ku nekk war na bind tey ji ordonnance bu ko neex. ordonnance xam nga dafa am lu ñuy wax la loi pharmaceutique. Mauritanie xam nga Mauritanie réewu yoon la. moom Cheikh Diouf tey dafa am loo xam ne ni moo ko tënk ci wàllu médecine ñu koy wax code de la santé. gis nga ci biir code de la santé boobu dafa am lu ñuy wax la loi pharmaceutique gannaaw ba mu yore code déontologie moom du lu ko neex lay def ci liggéeyam gis nga médecin li ko tënk ci yoon dafa bari moo tax médecin bu manduwul mën naa ni sax amul parce que soo manduwul rek doo mën a def métier médecin léegi loi pharmaceutique boobu ñi war a bind garab ñi ngi ci dañ ne la ki war a def prescription médicale mooy benn docteur en médecine xam nga dama ne la docteur en médecine. moo war a bind garab. médecine docteur en médecine boobu mën na am ay spécialité mën na am pédiatre. mën na am ay chirurgien. mën na am ay ORL yooyu yëpp. donc waaye fii tamit de yenn saa yi nga gis ñoom Cheikh Diouf ma ñëw indi feebar jàngoro yu jigéen te moom pédiatre la wala leneen la mu bindal ma leneen naka su du noonu. loolu Cheikh Diouf di nga ma ci dikkal tuuti. parce que gis nañ ko fi tamit nañu waxante dëgg bu ñu toogee ci plateau bi tey jii di waxtaan. nañu waxante dëgg di nga gis ki nga xamante ni lii spécialité am la. mais mu dugg ci beneen domaine ba nga xamante ni. du domaine am est-ce que loolu tamit bokkul ci automédication. waaw lenn li ngay wax li xam naa ko mais gis nga médecine comme nu mu la ko waxee dafa am lu ñuy wax la médecine générale. am lu ñuy wax la médecine spécialisée. médecine générale mooy ki nga xam ne def na 7 ans c'est-à-dire que am na une vision globale de toutes les spécialités qui sont là. sañ na bind garab bu ko neex. du question sañ na bind garab bu ko neex. du moment que moom médecin la rek am na droit prescrire. mais
ñun suñu doxalin moo demee benn doxawaay boo xam ni nii di léegi jaaratuñ ci yoon bi comme li mu lay wax. c'est-à-dire que soo demee ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu raw doo gis benn malade boo xam ni dem na gis un spécialiste fekk jaarul par un généraliste. ci généraliste la war a jaar. ci yoon dafay jaar ci généraliste bi moo koy envoyé ci tel ou tel spécialiste. après quoi après bu mu jéemee def ay investigation ba xam kii vraiment problème bi mu am est-ce que problème mu biir la est-ce que problème bopp la est-ce que problème ndigg bi metti la wala lan la su ko xamee en ce moment moom mooy wax malade bi yow da nga war a dem gis docteur spécialisé en tel. parce que kooku moom boppam léegi ci loolu rek la féete pratiquement bi mu jàngoon ci médecine générale bi fàtte na ko. mais le médecin généraliste mën na def ay investigation yow soo ñëwee par exemple nga xam ne da nga am problème mbiru jigéen. mën naa ñëw ma xam. ban bilan laa la war a defal yan analyse laa la war a defal su ma la defalee analyse yi ba gis ni yow tel jàngoro wala tel jàngoro nga am su fekkee man mën naa faj jàngoro boobu sans que nga dem ci spécialiste par une prescription médicale dama lay prescrire un traitement nga suivre ko mais su fekkee jàngoro boo xam ni ëpp na sama xam-xam ci man li ma jàng dans la médecine générale dama lay wax bon demal gis un spécialiste demal gis un spécialiste donc man am naa droit en tant que généraliste am naa droit n'importe quel malade bu ñëw si man su ma poser un diagnostic ma prescrire un traitement léegi nag su fekkee feebaram tëë na ma wala jël na day woo xam ni romb na ma man là je vais le référer à un spécialiste mais malheureusement Mauritanie sa bopp su mettee nga dem directement rang ci neurologue bi sa biir su mettee nga dem directement rang ci gastrologue bi. loolu mooy danger. wala sax nga toog ci biir kër gi. est-ce que remarqué nga ni tey jii kër goo dugg am nañu docteur. mais kër goo dugg am nañu spécialiste. c'est-à-dire que ndax am na ku fa nekk di prescrire jëlal lii jëlal la. gis nga lenn nee naa la bu la neexee nga nekk nga nekk mécanicien. bu la neexee nga toog ci kër gi nga jël sa truelle ak sa ciment nga nekk maçon. bu la neexee nga nekk tôlier sa biir kër wala électricien. mais médecine mooy loo xam ni kenn du ko fooy. en tout cas ñun liggéeyuñ ci weñ liggéeyuñ ci ciment. ci ay nit la ñuy liggéey. lu tuuti loo ci yàq c'est fini. donc mënuma man gis nit bu feebar toog ci kër ñëw woy sa doom ni la non liir naa ci internet lii ak lii ak lii soo ko jëlee da nga tane nga nekk di ko jël. gis nga da nga jël tey jël ko suba nga dem ba sa feebar gën a fënax fooy mujje da ngay mujj dem hôpital te nii ko docteur Thiongaan waxee. loolu mooy am mën na nekk boo ñëwee hôpital day fekk soit c'est trop tard wala boo ñëwee hôpital ñun duñu mën a gis sa feebar parce que garab yi nga jël yi. dem nañ ba nëbb sa feebar. loolu mooy danger bi. mais lu ma la bëgg a wax mooy bul wax ni rek ci médecin bi wooy dafay jouer rôle pédiatre la am na vision ci loolu. am na vision parce que médecine générale ñëpp ñoo ko def. dafa am ñoo xam ne nag dañ ko pratiquer. ak ñoo xam ni pratiquer wuñ ko. dañu pare seen étude médecine générale rek dem spécialisé wu ñooñu moom pratiquement li ñu jàng ci médecine générale yëpp. dañ koy fàtte bu ñu amee problème sax dañuy retourner woo généraliste bi ci suuf laaj ko mais fii lan laa war a def wala lii. gis nañ fi ay spécialistes yoo xam ni mënatuñ sax faj paludisme mais c'est très dangereux. donc il faut ñu def attention. ñaaxaat suñu mbokk yi bu baax. ñaax suñu médecins yi bu baax. parce que am na ñoo xam ne tamit c'est par téléphone la ñuy faje nit yi. man dama ciy xuloo tous les jours nit daf may woo wax ma lii ma métti lan laa war a jël. ma ni ko demal hôpital mu mere ma ci ay jours yu dul jeex. mais je ne fais que mon rôle dama lay wax demal fi nga war a dem ñu faj la. bul ma wax lii laa war a jël wala lii nga war a est-ce que lan laa war a jël bul ma ko wax. demal fi nga war a fajoo man mii dinaa ko seede. ñu faj la fa voilà mës naa la woo ci sama kaawu doom nga ne ma il faut nga indi ko. docteur bi ñu demee delloo ci wàllu li nga xamante ne moom mooy pharmacie yi tey fi tey mën nañu jàpp ne pharmacie yi léegi ils sont devenus des boutiques lu ci bëri ay boutiques lañu kan moo war a toog di jaay vraiment garab ci pharmacie bi. ban lijaasa la wala ngan wala ban école la war a génne. li docteur Cheikh di wax léegi rek loolu la. xam nga li mu wax ni ñu bëri ñu ngi koy xeex. jàngoro kenn du ko yóbbante. yaakaar naa du egg de boo ko yóbbantee du egg. jàngoro kenn du ko yóbbante. soo woo jëlee sa téléphone nga woo Cheikh Diouf ne ko man sama bët dafa xonq moom lu ko ci wóor. soo ko ne man kat moom am na lu mu soxla gis ci yow pour xam yow mii lan moo la dal. waaw nit ñi loolu dañ ko war a bàyyi te loolu am na ci pharmacie bala maa toon sa wax bi. am na ci ñoo xam ne nii dañuy def ordonnance par téléphone dañuy woo seen nit yónnee ne demal ci pharmacie bi soo demee jox ma pharmacien bi suñ la wooyee ne la bon dama bëgg nga jox malade bi nangam ak nangam ak nangam fa lay yem. te yow pharmacien bi
garab gi nga war a joxe balaa nga ko joxe këyit la gu ñu signé xam nga tey Cheikh Diouf docteur en médecine la mais suy bind ordonnance su ci deful turam def ci signature am def ci cachet am su ñëwee pharmacie dañ naan kii kenn du ko jaay xam nga loolu ordonnance normalement noonu la war a demee ordonnance dafa war a am tur diw moo docteur sàngam moo ko bind sàngam boobu sax léeg-léeg dañ naan la sax yow li nga doon da nga ko ci yow maanaam docteur Cheikh Diouf nangam yow kii pédiatre nga yow kii gynécologue nga yow kii bu ci nekk dañ leen nga bind ko sage-femme bi xam nga am na droit bind ordonnance pour tontu la ci sa question boobu nga ma laaj mais sage-femme bi am na yoo xam ne ni amul droit sax bind ko ci ordonnance mooy li ma la posé woon sànq waaw ci laa lay tontu nii xam nga sage-femme am na droit bind ordonnance mais dafa am fu mu war a yem tamit mu ngoog sage-femme dafa am ko ni lii war nga ko war a mën a bind su ko weesoo sa xam-xam tolluwu fa sa mandarga mayu la nga bind lii mais léegi-léeg di nga gis sage-femme bu la bindal benn ordonnance nga ne ko soxna si kii kat amuloo droit bind ko mu mer te fekk na ni yow moom ngay suturaal ci wàllu yoon absolument xam nga mbiru médecine ni ko docteur Cheikh Diouf waxee dafa xaw a doon lu sew xam-xam bu sew la bul ko gis noonu njàng mi métti na gudd na mais xam-xam bi ci biir jëfin bi dafa sew c'est une subtilité scientifique am na ci sax ñoo xam ne nii boroom xam-xam yi mag dañ naan la médecine c'est un art c'est un art alors que yow on te prend pour un scientifique mais les grands médecins dañ naan la médecine c'est un art loolu moo waral docteur bi léeg-léeg yow da nga ñëw dugg ci bureau docteur mu teel a di la laaj ba mu yàgg nga ne xanaa kii moom commissaire la wala inspecteur de police la. noonu la war a demee aussi. te noonu la war a demee. xam nga lu tax jàngoro yow docteur bi daf lay dimbale di saytu sa jàngoro mais sa jàngoro yow yaa koy wax. am na borom xam-xam bu mag bu ne le diagnostic se pose par le malade et non par le médecin. xam nga loolu moo ko waral. docteur bi dafa war a toog di la laaj ba laaj sa paxu bakkan. te lépp nag tontu boo ko ci jox rek daf ko amal njëriñ moom. ci wàllu jàngoro bi donc pour ñëw ci pharmacie bi ci gàttal. gis nga pharmacien du rek sol blouse taxaw ci gannaaw comptoir est-ce que xam nga ni pharmacien yi di nga leen di fekk ci industrie alimentaire. gis nga hydrologie. ndox yi comme SNDE. pharmaciens yi am nañ fa place xam nga lu tax dañuy jàng hydrologie te ñoom hydrologie ba ñuy jàng dañ koy boole rek bactériologie ci ñi nga xam ne nii def nañ biologie. def parasitologie ndox mii ñuy jox di ko jox nit ñi di ko naan ndax ndox mi jaadu na ci wàllu fànn wér-gu-yaram. foofu da nga fay fekk pharmacien. am na fànn yu bëri yoo xam ne parce que pharmacien xam nga mooy lan pour gàttal rek dama lay jox cosaanu njàng ci suñu réew yi bu njëkk ba ci ñun suñuy jamono dañ daan jël ñi nga xam ne ni daanaka noonu dàqoon a jàng ca ba ñuy ndaw mooy ba ñu duggee l'école ba ñëw lycée ba am baccalauréat suñu amee baccalauréat dañuy tànn ña ca jàq jàng gën caa doon ndaw ñu jël leen yóbbu leen ñu def médecine ak pharmacie noonu la woon ba léegi tamit soo xoolee daanaka noonu lay demee xam nga loolu déjà du yëfu como pharmacien bi comme médecin bi soo duggee université yow soo xoolee juróom benn weer yu nekk di nga ci jàng lu mat ci fukki xam-xam ak ñaar yoo xam ne ni benn bu nekk dugut ak sa morom maanaam matière ay matières yoo xam ne ni benn bu ci nekk day wuteeg sa morom fukk ak ñaar te gis nga fukk ak ñaar yooyu soo jàngee octobre ba janvier deuxième semestre leneen lañ lay andil yoo xam ne dafa wuteeg loolu xam nga daanaka ci at mi day daal di nekk ñaar fukk ak lu topp ci ay matière nga di ko jàng loolu nag da nga koy boole nag di ko jàng di ko jàng ba mu am juróom benn at juróom-ñaari at juróom-ñetti at juróom-ñetteeli at ba wala juróom-ñaari at bi ci pharmacien bi yow lan ngay def dañ lay jox sujet de thèse bi mooy lan c'est-à-dire yow da ngay dem ñu xayma sa xam-xam fan la toll da ngay léeg-léeg di nga am directeur de thèse boo xam ne nii man dama la jox suma bos maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que dama amoon directeur de thèse boo xam ne ni ku sévère la woon daanaka moo gënoon a sévère ci université Dakar ci à l'époque ñu ko doon wax yal na ko yàlla yërëm professeur Samba Diallo. ma ñaan yàlla xaaral ko àjjana. amiin yaa rabbi amiin te di ko sant parce que li mu def ci man mën naa ne samay waajur rek ñoom laa ko mën a méngool
jërëjëf am na solo voilà mbokku téléspectateurs yi yaakaar naa ne dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax ci lu jëm ci wàllu pharmacie ndax pharmacie képp ku dem tey ji ba taxaw ne damay nekk pharmacien vraiment war nga jaar ci li nga xamante ni moom la wax ñu dem seeti éléments yi nga xamante ni jotoon nañu ko jël ci pharmaciens yi dikkaat ak yéen ci plateau bi. Malheureusement population bi dañ ko xaw ignorer parce que les saa sax nga gis benn malade ñëw indi ordonnance. nga ne ko sa ordonnance bi di baaxul donc garab gi kenn mënu la ko jox mu indi jafe-jafe parfois même dañuy xul parfois dañuy kaas di wax dal ni pourquoi dañu leen jox seen parce que ordonnance bi ñun xam nañu ordonnance bu baax ak ordonnance bu baaxul donc garab moom effectivement am na garab yi nga xam ni pharmacien bi mën na jël responsabilité am joxe ko mais am na garab yi nga xam ne laa bëgg ordonnance parce que nit yi lu ñu xamul moo di le pharmacien dafa nekk nit nga xam ne il est assermenté comme le médecin parce que dafa am lu ñuy wax dispensation c'est un acte pharmaceutique am lu ñuy wax ordonnance mooy médecin moo koy bind c'est un acte médical consulter malade bind ordonnance ça ce qu'on appelle médecin bi loolu la war def mais au niveau de la pharmacie bi aussi dafa am responsabilité donc mën a joxe médicament paracétamol parce que moom daf ni ñëw sama bopp dafay metti xam nga bopp bi metti mën na nekk tension bopp bi day metti pëli bopp dafay metti donc bopp bi metti signe la du maladie signe la ba nga xam ne mën na nekk ci maladie yu bare yow en tant que pharmacien loolu soro moo di dama lay jox garab gi pour soulager la bopp bi metti na il faut que ma jox la garab gi pour soulager la maintenant nag su fekkee tani woon nag demal hôpital nga consulté wu. yëpp ndax sax dañ leen war a jaay ak ordonnance waaye am na yoo xamante ni ñoo gën a dangereux seen morom yooyu yëpp dañ leen di stabiliser ñu xam yan ñoo ciy métti ak yan ñoo ciy méttiwul. fii moom dina am risque boobu lu bare minute bu nekk di nga am ku indi ordonnance wala di wut médicament boo xamante ni amul ordonnance mais c'est interdit ici totalement. bare na trop sax am na ñuy ñëw di wut si ordonnance duñ ci xam lu dul di la nataal nan la mel perle bu ñuul wala perle bu weex loolu bare na fi trop sax te duñu indi seen ordonnance mais fii suñu premier objectif fii mooy interdiction boobu kenn du fi jaay médicament même paracétamol sax des fois kenn du ko jaay boo amulee ordonnance. ñuy moytu loolu bañ di jël garab comme ni nga waxee paracétamol garab amul bu si baax garab yëpp baax garab yëpp bon bu nekk day indi danger si nit bañ jël benn garab te jëloo ordonnance am. waaw min calmini bandiraɓe ko juste yinnode sodde lekki mais hawre pharmacie wi wonde o wawa lirde ordonnance mo médecin wi ɗo on était obligé kadi min dutto ha PK pour jañde ɗum ɗo ɗum mais ko wona ɗum ɗo kadi signalde kadi les faux médicaments là ene inondi marché les pharmacies ɗi ɗum ɗo les autorités il faut que ɓe ƴetten des mesures strictes pour pouvoir lidde ces banditisme là loolu mun ko wax ci wolof parce que olof bi xóotul la wax maa ngi jóg ci benn hôpital ci banlieue ci PK la jógee benn garab laa demoon jënd foofu mais moom mu ni mënul lire ordonnance bi docteur bi kii bind ga mënu ko lire. normalement nit bu boppam méttee lu métti bopp nit am na ay causes yu bëri mais lu ci gën a wóor moom mooy nit ki dem def consultation waaw mu gis un médecin mu seetal ko tension am mooy seet yenn kii si yaramam daal avant mu koy joxe garab bopp bi métti parce que bopp bi métti paracétamol dana ko faj mais aussi cause bopp bi métti mën na nekk leneen donc wóorul rek sa bopp métti rek nga tëb jël paracétamol kooku c'est pas nit ñaa ngi koy def automédication mais wóorul c'est pas recommandé mais fii par d'habitude nii ñu koy jël rek mais c'est pas quelque chose bi nga xam ni bu awee yoon kenn waru ko def waaw da nga war a dem gis un médecin mu consulter la jël sa tension par exemple laaj la yenn question avant mu lay jox garab loolu moom mooy yoon waaw am na garab yoo xam ni c'est sur conseil d'un pharmacien am na garab yoo xam ni duñ koy joxe sans ordonnance kooku moom ça existe moom mooy rôle pharmacien bi sax pharmacien bi bu nekkee ci pharmacie bu nekk dafa war a am un pharmacien bu nekkee ci pharmacien pour loolu la pour joxe ay conseils en même temps ordonnance bu ñëwee moom moo expliquer malade bi ordonnance bi ni ko docteur bi bëggee malade bi jël ko mu expliquer ko noonu ba mu leer loolu moom mooy rôle pharmacien bi en même temps dafay joxe ay conseils parce que des fois nit ñëw fii si ay yenn kii yoo xam ni maladie terre à terre yoo xam ni soxla bénin yooyu kooku pharmacien mën na ko jox ay conseils mais la plupart du temps nag il faut nit ki def consultation loolu moom mooy yoon nit ki def gis un spécialiste de la santé mu bindal ko lu mu koy bindal mu ñëw comment dirais-je si pharmacie bi jënd garabam mais si
par exemple nit ki ñëw na benn yoon ci benn pharmacien mu jox ko un petit conseil ça ne marche pas dafa war a gis un spécialiste wala mu gis un médecin généraliste kooku seet ko ba pare balaa moo gis spécialiste loolu moom mooy yoon. gis nga ci reportage bi ki nga xamante ni moom moo doon làkk pulaar nee na dafa indi ordonnance am mais ki mu fa fekk daf ne ko moom mënu ko lire ci reportage bi sax moom dégg nañ ko fi mu doon expliquer naan ko man du ma pharmacien te pourtant mi ngi sol blouse taxaw di jaay ci biir pharmacie bi lan moo ci sa jàngat. waaw mais xam nga soxna Leena ku nekk ci biir pharmacie sol blouse rek du pharmacien. soo déggee ñu ne la pharmacie dafa am nag ñaar yoo xam ne ni fokk ngeen ràññaatle ko. xam naa loolu mais lu tax sànq ci début bi wax naa ne xëy na peut-être laisser aller am na fi ndax ku dul pharmacien nan lañ lay indilee te yow yaay gunge patient bi bu ñu ko bindalee garabam ba mu ñëw soo ko jaayee ba pare yaa koy gunge maanaam yaa koy wax posologie bi maanaam nu mu ko war a jëlee yow su fekkee ne jàngoo. moom si boppam ci suñu biir reportage dafa am lu ñu ci dagg mu ne daf ko wax ci kàllaamay xasaniya ne man du ma pharmacien daf ko wax carrément ne ko man du ma pharmacien. waaw xam nga lan la. dafa am lu ñuy wax pharmacie nga xam ne ni docteur en pharmacie moo fa war a nekk. am dépôt de pharmacie nga xam ne ni du pharmacien mais infirmier moo fay nekk mooy dépôt dafa am dépôt am pharmacie du benn. su dee dépôt la. lan mooy seen différence ñaari pharmacien moo fay nekk docteur en pharmacie. docteur en pharmacie garab bu nekk ci àdduna war na ko mën a jël dugal ko ci pharmacie bi jaay ko. dépôt bi. am na xeetu garab yoo xam ne ni amul droit sax dugal ko ci biir pharmacie. est-ce que loolu jàpp nga ni am na fii. bon xam nga kooku am na ñoo xam ne ñu ngi doxal yoon wi fii. ñoom ñoo ko war a saytu. maanaam nguur gi. waaw ñun nag kenn ku ci nekk. ak sa yarin kenn ku ci nekk ak sa gëm yàlla kenn ku ci nekk ak sa ragal yàlla xam nga mën nga gëm yàlla te doo ko ragal mais dañ naa la jow da ngay gëm yàlla nga ragal sa borom am loo xam ne ni wóor na la wóor ni lii waruloo ko def nga ne man lii duma ko def xam nga mais comme waa ji léegi li mu wax gis nga waa ji li mu wax ne man dama dugg ci pharmacie jox ko ordonnance bi mais moom nee na mënu ko lire xam nga ñaar lay doon est-ce que xam nga ni jaaykati pharmacie dañ leen di jàngal dañu am ay diplôme dans tous les pays du monde. xoolal kii bu jàngoon du nekk mënuma lire sa garab maa ngi dellu si waat docteur parce que docteur Diouf bàyyi nañ ko ne noppaliku na ba mi ngi gëmmentu fi mu nekk nii gis nga li nga xamante ne docteur Thiongane expliqué na ko pharmacien bi vrai pharmacien bi nu mu war a mel melokaan yi nga xamante ne moom la war a mel seetaan nga reportage bi yéen est-ce que bu ngeen bindee garab jox ko patient bi di ngeen ko xamal vraiment fu mu war a dem te est-ce que xamoon nga différence entre dépôt pharmaceutique ak pharmacie bi est-ce que xamoon nga. bien sûr que xam naa. différence malade bi ngeen di bindal. exactement fan la war a entre pharmacie ak dépôt pharmaceutique bi. non li nga gis nga ordonnance médicale. ordonnance médicale xam nga ñun ñu ngi wax rek ci nit yi ni ñuy fajoo dañuy dem faj seen bopp et tout. mais balaa ñuy wax sax ci nit yi war nañ wax ci médecin yi prescrire. man pour man du sax automédication mais c'est la prescription médicale la ñu war a xoolaat. médecin yi di prescrire seen bopp c'est pas parce que médecin là que damay nekk di leen sànq parce que dañu ñëw fii pour changement am. donc la prescription médicale c'est un chapitre. boo xam ni soo demee yow waxuma sax pharmacien bi mais le médecin su demee ba mu egg 6e année médecine. am na benn matière bu muy def bu tudd thérapeutique boo xam ne matière boobu faj kese la. matière boobu dafa am chapitre bu ci nekk boo xam ni prescription médicale la tudd. nan nga war a bindee ordonnance bi nan la ordonnance bi war a nekkee formelle pour que le pharmacien puisse te remettre ça. loolu médecin yëpp jàng nan ko. mais ba ci man mii di la ko wax même man mii di la wax. du ma ko appliquer comme il le faut. du tax loolu mooy problème bi mooy da ngay prescrire une ordonnance parce que waa ji mu koy wax prescrire na dem na si waa ji nee na ko ordonnance bi mënuma ko lire PK laa jógee. te ci matière boobu ma lay wax chapitre boobu ma lay wax ñuy wax prescription médicale c'est que sa bind dafa war a leer ba nga xam ni xale bi nga xam ni dafay jàng. dafay jàng ABC dafa war a mën a lire. d'accord mais en général médecins yi seen bind du rafet tamit. waaw mais non du question du rafet. échec donc danaañ te mu rafet. kon daal nit ñi ngeen di xëbal noonu. du question xëbal nit yi wala dara dama ni la wala da ngeen di wane ne ay médecin ngeen tamit.
voilà gisaguma médecin bu bind ordonnance rek ba mu bind ko bind bu leer. pourtant am na ñu koy bind clairement. am na ñu koy bind clairement boo demee dans les pays développés dootuñu bind sax ñoom dañuy dactylographier. yow nan ngay bind man damay bind de toute façon li may bind xam naa pharmacien bu mu dem da nga ko mën a lire dinaa def effort ba nga xam ni pharmacien bu mu dem dana ko mën a lire. heureusement indiwuma fi sama ordonnance mais daa bind ba nga xam ni dana ko mën a lire léegi lu mu la wax ci dépôt pharmaceutique yi dépôt yi dañuy joxe ay licence de dépôt yoo xam ni en général infirmiers yi lañ koy jox. donc amuñu droit yor n'importe quel médicament ci dépôt yooyu. mais Mauritanie ñëpp xam nañ ne waaye xaaral man Cheikh am na lu commencé lëndëm ci sama xel. ki nga xamante ni amul droit lii la am droit jaay ak amul droit jaay lii. est-ce que kooku war na ubbi sax nañu ko bàyyi mu nekk ñu nekk ci pharmacie rek. c'est-à-dire que dana la bëgg a wax ni dépôt pharmaceutique yi dafa am ay produits yoo xam ni permettre nañ leen ñoom ñu am ko. pharmacie yi ñu wax leen les pharmacies où c'est tenu par des pharmaciens am nañ droit jaay pratiquement tous les produits. mais léegi comme Mauritanie nii la bindoo ku nekk dafay def lu ko neex da ngay wut sa licence dépôt ba pare dugal fa garab bu la neex. di jaay garab bu la neex contrôle bi nag ministère la war a jógee ñi nga xam ni ñoom ñoo rëq ñi nga xam ni waruñ defuñu yoon. ñooñ ñoo war a def seen liggéey. ñoom ñoo war a dem di def ay contrôle dans ces dépôts pour xam yan xeetu garab ñoo fa nekk est-ce que ñii am nañ droit yor genre garab yi wala amuñu droit yor ko. loolu de man crime laa ci gis Cheikh. passé na crime. passé na crime mais bul wadd rek ci ñooñu nga xam ni dépôts yi lañ yor bu ñuy xool ba xool ñun xeetu garab yi ñuy yor fii par exemple da ngay gis garab yoo xam ni. fii leen ko garder ci seen stock yi nun ko stocké baaxul parce que am na température boo xam ni moom la war a am pour garab bi mën a am njariñ waxuma la pharmacie yi mais dama la wax ni boo demee au niveau de CAMEC soo fa demee da ngay gis nu ñu entassé les médicaments dans des endroits yoo xam ni daf lay leer ni médicaments yi su génnee fii dootul am njariñ médicaments yooyu danañ ko transporter ay xeetu transport yoo xam ni bu demee au lieu mu fay. loolu est-ce que yaakaar nga ni nguur gi tey jii. il faut nguur gi jóg ci bàyyi na ci xel mais dañu toog fii di ko wax dañu toog fii di ko wax pour nguur gi yëg ko et puis jóg ci. parce que mënuma imaginer ñu jëlee fii garab war ko yóbbu neema. jël ko teg ko ci kaw bus. jant bi di ko dóor ngelaw li di ko dóor ñu egg foofu mu ni garab bi dana faj. est-ce que yaakaaroon ni tey jii garab yi amatuñu benn njëriñ ndax da ngay gis tey jii Cheikh Diouf. damay bindal ordonnance ma faju fii ba dee su ma jàllee Richard Toll gi ñu bindal ma ñaari fan ma mais soxna Leena ñun suñu population dañuy wax ñun du question docteur la ñu am suñu ay garab ñoo baaxul bu ñu demee nag ba nga xam ni Mauritaniens yi gëmatuñ ñi garab yi nekk fii baaxul c'est que bee boo ñu tëj hôpitaux yi parce que ça ne sert à rien mënuñu diagnostiquer problème mu nit bindal ko ordonnance mu koy envoyé France pour ñu koy indil wala ñu koy envoyé feneen su fekkee ñun suñu système mënuñu ko régler nañu xam ni on est sur la descente duñu dem fenn donc il faut nguur gi jël ay matuwaay le ministère jël ay matuwaay pour réglementer ce problème de médicaments. il faut ñu réglementer ko suñ ko réglementer moom njëyee rek ma fi am. waaye yenn saa yi tamit di nga gis ñoom Cheikh Diouf bind ay garab yi nga xamante ni méngoowul ak feebaru malade bi. bon loolu mën na arrivé xam nga wax naa la tout médecin. te nga jàng Cheikh Diouf nga jàng 7 ans après le bac wala 8 ans après le bac. léegi tout médecin n'est pas un bon médecin. dafa am ñoo xam ni dañuy dem jàngi médecine pour devenir des médecins de très bons médecins pour ñëw def lu baax. am na ñoo xam ne dañ ko jël à un but lucratif pour ñoom médecine dafay joxe alal donc lu leen neex la ñuy def donc am na ku nekk ak sa objectif. am na ñoo xam ne dañuy dem jàng léegi yéen defe naa Cheikh Diouf yéen est-ce que am ngeen ay syndicats yi nga xamante ni mën na xeex loolu ndax kat di mënuma concevoir ki nga xamante ni tey jii dafa war a faj doomu aadama bi jël mbirum commerce. dama ciy liggéey ndax ma am ci xaalis. xam ngeen kooku mi ngi fooy bakkanu doomu aadama yi yéen lan moo ci seen jéego. yaa ngi may tudd syndicat xam nga man dama nekk nit boo xam ni du ma wax ni damay wax toujours dëgg mais dama ñeme wax dëgg man affaire syndicat du ma ci sax dugg. parce que syndicat ak bañ a am syndicat moo ci yam les syndicalistes ñoom seen bopp lañ fi nekkal. lu leen arrangé la ñuy régler. lu leen arrangé wul duñ ko régler. loolu nga yaakaar. loolu laa yaakaar loolu moo am du lu ma yaakaar. loolu moo am su fekkee nit bi xam nañ mën nañ rëq ndiggam dara du ko si fekk danañ ko def su fekkee kii xam na ni suñ ko jéemee rëq ndiggam sax ñoom place bi ñu nekk bi ñu jëlee leen fa. ñu abandonné ko. noonu la réew mi di doxee. noonu la réew mi di doxee. voilà docteur ndax nit ki nga wala médecin bi am na droit wu bind garab bi nga xamante ni tey jii pour mu faj mën na yokk maladie bi. mais waaw ni mu la ko waxee rek ci métier yëpp la am. xam nga ci métier yëpp la am métier yenn journalistes yi am na journaliste yu baax am na journaliste yu bon. waaye ñun suñu kàddu gi di ŋaang di wax rek. du fooy bakkanu doomu aadama. waaw am na journaliste yoo xam ne ni
yéen a gën a bonle xam nga lu tax yéen a war a wax askan bi dëgg. ñu ñëw ci de dafa ndànk rek ñu xam réew nan lay doxee waaye am na ci journaliste yoo xam ne nii. waaye tamit yéen ñi yore bakkanu doomu aadama yi. médecine surtout. dëgg la mais dama la bëgg a wan ni taskatu xabaar. am na njëriñ ci askan ni ko docteur bi amee. di nga gis taskatu xabaar boo xam ne nii xëy suba ba ngoon jot lu mu dugal ci poosam lay wut. day dem seet politicien bi nga xam ne day xëy suba ba ngoon jot lu mu war a def ak lu mu war a wax rek lay wax. waaye faatugul bakkande loolu du faat bakkan. waaw mu ñëw nag toog ci docteur télévision loolu faatugul bakkan. mais day ñëw toog ci télévision bi di ko tagg suba ba ngoon jot docteur itam daf ci am. ni ko docteur Cheikh Diouf waxee. mais am na docteur yu baax am na docteur yu bon. ci am na médecin ci médecin yi am na ci pharmacien yi. mais nag lenn aussi ngeen war a xam docteur bi du tàggante ni dafa bind ordonnance pour lor doomu aadama bi. mais dafa maîtriser wu lu muy def tamit. non xam nga lan moo koy andi. njuumte te njuumte bi mën na jóge fu nekk. mais France am na fa. États-Unis dafay am. réew àdduna boo dem nga France daaw mois de janvier wala daaw jëg mois de janvier infirmière juum na fa. njumte goo xam ne waaye li am fii tamit. no xaar dama leen war rek parce li que am fii mën nañ ko xoolaat ndax suñu da ngay gis suñu maladie yi ku ci boppam metti sax léegi mu dem bitim réew faju ji. loolu ci càggante suñu docteur yi la. non xam nga lan moo ko andi. xam nga lan moo ko andi. mooy. gis nga métier bu nekk dañ ko war a segg. voilà foofu laa bëggoon nga ñëwoon ma ci. gis nga métier dañ koy segg. ñan ñoo ko war a segg. xam nga seggeen bi lan la. mooy ca ba ñuy jël élève bi am baccalauréat. di ko yóbbu faculté déedéet di ko yóbbu faculté muy dem defi médecine. ñun suñu jamono ku ci daan dem def médecine day fekk ni kii métier boobu bëggal sa xol la mu jaral la lu nekk. xam nga tey dëkk bi am na fi ay docteurs yoo xam ne nii même su dee oto la ay xantu oto la ñu yore te kenn ëpp leen ko xam-xam. am na ci ñoo xam ne dañuy dox te kenn ëpp leen ci xam-xam. am na ci ñoo xam ne soo leen fekkee location lañ nekk te kenn ëpp leen ci xam-xam. te yàlla ngi leen ciy suturaal. xam nga lu tax métier bi dañu ko tànn di ko def par vocation par passion par conviction. am na ñoo xam ne nii nag mais yàlla xam dañu dem di ko def ndaxte wut alal moo leen ci dugal loolu am na ci métier yëpp. mais ki nga xam ne nii moom métier bi wut alal moo ci nekk gis nga du ci sonal boppam. Cheikh Diouf mii dina jël malade di ko topp weer. bindal la garab xam nga ordonnance ñu ngi wax léegi affaire ordonnance est-ce que xam nga ni fii suñ doon toog rek ñun ñu ne ordonnance bu baaxul duñ ko jaay. mais di nga xëy suba ba ngoon jot ñaari ordonnance ngay jaay. kon yéen da ngeen di jaay ay ordonnance yu baaxul. mais mën nga ko rectifier. da nga ko rectifier. ci naka. mais man dama la jox suma cas man. man la jox suma cas. man mos naa toog pharmacie temps yooyu maa ngi nekk benn pharmacie bu jàkkaarloog hôpital national. xëy na ki may wax mi ñuy déglu kilifa gu mag la ci wàllu santé. c'est un professeur de médecine un homme très honnête. intellectuellement très honnête. et je le salue au passage parce que xam naa ne mi ngi may seetaan. te xam na ne lii may wax aussi waxuma ko pour neexal ko. dafa bind ordonnance yónni malade bi ne demal nga jënd ko pharmacie nga dellu si. malade bi ñëw fekk ma pharmacie te li ma lay wax ni ba léegi lettre ba mu bind maa ngi ko gardé. bi mu bindee ordonnance bi mu ñëw ma xool ordonnance bi am rëq-rëq xam nga ordonnance day am incompatibilité. maanaam ay garab yoo xam ne nii waruñoo ànd. wala garab yoo xam ne soo ko bindee bii ak bii war nga ko jël mais diggante bi war na am ñaari waxtu. ci gàttal mu bind ordonnance bi am rëq-rëq ba ma gisee rëq-rëq ba ma wëlbati ordonnance bi ma ne waa ji kii kan moo la bindal ordonnance bi mu ne ma professeur Sangam. ma wëlbati ko ne ko dafa juum mu ne ma non professeur laa la wax ma ne ko du yàlla. ma bind li ma ko bindal jox ko mu dellu gis nga ba mu dellu xam la def. dafa jël ordonnance ba xotti ko. daal di jël kayitam bind ma ci benn lettre. ba pare bindaat ordonnance ne waa ji demal nga joxal ma ko lettre bi te nga jox ko ordonnance bi. pour wane ni moom. mi ngi ak juróom fukki malade téeméeri malade yoo xam ne ñu ngi ci buntam. toog di ko xaar. te ñooñu ñëpp war na leen a gis balaa dem. loolu tamit. ci loolu laa bëgg di xam nga problème bi fan la nekkee. mooy un personnel en quantité et en qualité. aussi problème la fii. parce que médecin boo xam ne ni tu as 50 malades 100 malades à consulter par jour. est-ce que sa bopp attan na loolu yëpp. da ngay def erreur.
da ngay def erreur. gis nañ tamit comme par exemple Cheikh Diouf bindal ma garab ma ñëw nga ni ma amuma ko mais am na équivalent est-ce que loolu wóor na. loolu pharmacien docteur en pharmacie xam nga sànq maa ngi lay bëgg a wax naan la jaaykati pharmacie dafa war a am lijaasa dafa war a am diplôme. voilà dañ leen war a former. xam nga fii ordre des pharmaciens ordre bi d'ailleurs ñu ngi waxtaan ci loolu. parce que jaaykati pharmacie dañ leen war a jàngal. parce que substitution du substitution bu nekk nga war a def. xam nga du càggante ni Cheikh Diouf bindal na la garab dama lay jox bu yomb rek da nga dem sa xel di tey ngay wëccu Cheikh Diouf bindal la ordonnance mu bind ci Vogalène xam nga Vogalène garab bu rëccu wëccu la. am na ci pharmacie yoo xam ne soo ñëwee Vogalène boobu suñ ko amul dañ lay jox Primperan. mais Cheikh Diouf moom xam na Primperan lu tax a bindal la Primperan mu bindal la Vogalène. parce que pharmacien bi suy def substitution du ko def ci tuuru garab bi wala garab bi lii lay faj déedéet. dafa am yoon boo xam ne nii xam-xamam may na ko mu def substitution bi kii kat Vogalène la ko bindal Vogalène amu fi mais Vogalène nag bii benn la. ci kaw ay charte yooyu dañ koy jàng koo xamul mënoo ko changer. yow mën a ñëw rek ñu bindal la garabu wëccu ñu ne la bii amu fi dañ lay déedéet. te léeg-léeg sax yow dañ la bindal garabu wëccu mais ñu jox la garabu bopp bu métti. donc pour te dire que pharmacien. moom dafa am droit comme ni ko docteur Ahmed Fall waxee léegi. est-ce que substitution bi war na am te kenn defalul borom analyse wala kenn diagnostiqué wu ko ba xam est-ce que li mu ko bindal dina faj li ko dal wala du ko dal. non diagnostic bi médecin bi moo koy def gis nga médecin. xaaral ma leeral la ci lu gàtt rek ci diggante bu gis nga médecin su jotee malade moom moo koy lëññati gëstu ko saytu ko. ba xam ne kii jàngoro sàngam la yore. su xamee jàngoro ji ba pare su xamee jàngoro ji wala mu yaakaar ni xam na jàngoro malaadam. parce que médecine aussi dañu mandu. léeg-léeg di nga gis médecin mun la bon Cheikh Diouf léeg-léeg di nga dem gis ko mu ne la je pense que yaakaar naa ni jàngoro sàngam la yore. xam nga tax mu la ko wax parce que yaakaar naa ni ñuy dafa am lu mu ëmb ci wàllu xam-xam. marge de sécurité la li ñu koy waxee. da nga li mu wax su ko defee su la bindalee ordonnance bi soo ko yóbboo ci docteur en pharmacie laa la wax. mu jot ordonnance bi li mu njëkk a seet day seet kan moo bind ordonnance bi xool li mu ci war a xool yëpp garab bu nekk dina xool nan la ko bindee parce que ni mu la ko waxee prescription médicale du lu yomb ah. xam nga mën nga gis par exemple docteur bi la bindal léegi ñaari garab yoo xam ne ni ñoo niroo am na fi. ñaari garab yoo xam ne ni ñoo niroo. tur yee dul benn mais ñaari garab yi li ci nekk xam nga lu muy andi mooy li ñuy wax surdosage. mais surdosage moo fi gën a gaaw a lor doomu aadama. mais loolu pharmacien moo koy saytu. am na solo docteur Diouf ndax comme phénomène bi dem na ba tëddee nii am na ay pharmaciens am na ay boutiquiers. yéen des fois dina leen dikkal ngeen di def ay genre sensibilisation du genre comme boobu bindalee patient bi ba pare nga ne ko demal ci pharmacien laa la yebal wala da nga koy bind rek ne ko ma gënuma la xam mbedd mi. waaw xam nga li nga wax li nga toll na ci situation boo xam ni li nga wax li dafa nekk sax loo xam ni ñun en tant que médecin looloo ñu war a def. parce que mën nañ xam ay pharmacies yoo xam ni c'est des pharmaciens qui sont là-bas. su fekkee du sax publicité mais ci njëriñu. non askan wi lay mais problème bi mooy nit ki ci boppam. nit ki ci boppam mi ngay def loolu. du ko gisee loolu réew mi moo lëmbee ni loo xam ni foo jéem a intervenir ci dara rek. dañuy wax ni am nga fa intérêt. gis nga léegi soo bindee benn analyse nga wax nit bi demal si laboratoire sangam nga def ko. ñu ne nit bi ci boppam day wax am nga pourcentage. loolu mooy véhiculé wu loolu moo tax ñun dañuy maandu ci loolu. dañuy mandu ci loolu am na nag ñoo xam ne dañuy ñëw laaj la nga yaakaar ni garab bi fan laa mën a dem nga pour ma am ko mën nga ko indiquer ni ko du benn pharmacie da nga ko citer ñaar wala ñett wala ñeent yoo xam ni leer na la ni foofu am nga fa am na ay pharmaciens. donc ñun des fois danañ orienter malade bi mais bu ñu koy orienter danañ ko citer 2 à 3 à 4 pharmacies ba mu xam ni lii du question njariñ question pour mu jële fa garab bu baax wala ay conseils yu baax. gis nga li mu wax dafa am solo. parce que des fois comme ni mu ko waxee nit dañ la bindal ordonnance boo xam ni des fois moom dafa ni ñaar sax des fois da nga gis ñetti garab yoo xam ni. même effet la ñu am non même effet la ñu am c'est-à-dire que dañuy faj la même chose nit def ko ci ordonnance.
kooku soo ko yóbboo par exemple ci pharmacie boo xam ne amul pharmacien bu fa nekk comme yan par exemple yan genre non garab. am na ñuy ñëw bind paracétamol ñëw bind Acupan jóge foofu teg ci Tramadis c'est-à-dire que ñetti médicaments yoo xam ni ils ont des effets antalgiques mais à des degrés différents yow nga tegale ñetti yooyu yëpp nga jox ko nit ndax nit ki su ko jëlee des su fois leen jëlandoo du ko lor. des fois bien sûr loraange la koy indi moom la wax léegi des fois nga gis ku bind paracétamol bind Doliprane ñëw bind encore beneen kii boo xam ni c'est du paracétamol. parce que médicament moo bizarre médicament dafa am lu ñuy wax DCI. DCI moom la ñuy wax dénomination commune internationale c'est-à-dire que paracétamol soo ko waxee fii soo demee Amérique nga wax paracétamol américain bi dana xam li nga wax soo demee Chine nga wax paracétamol chinois bi dana xam li nga wax soo demee Japon nga wax paracétamol dana xam médicament bi nga bëgg loolu mooy la dénomination commune internationale. mais léegi firme yi nga xam ne ñoom ñooy fabriquer garab yi ku nekk si ñoom dafay defar paracétamolam tudde ko benn tur comme ñun ñii rek ñun ñëpp nekk nit yow nga tudd Leena moom mu tudd Cheikh Tidiane man ma tudd Cheikh Diouf c'est-à-dire que nit la ñun ñëpp mais suñu tur yi ñoo ute donc paracétamol dafay am boo xam ni dëkk boo dem xam na ni lii paracétamol la mais yow nga tudde ko beneen tur bu wuute ak voilà yow nga tudde ko Doliprane kay dem tudde ko Efferalgan kii tudde ko ainsi de suite nit boo xam ne nag xamul wala maîtriser wu lu muy def mën na tegale yooyu yëpp ñett wala ñeenti médicaments yoo xam ne même xeet bi la mu utiliser ko ak nit mu indil ko surdosage li ma bëgg a wax mooy booy xool léegi en France tout dernièrement ñu ngi bëgg a interdire la vente libre du paracétamol et de l'ibuprofène je pense ces deux médicaments man bi ma nekkee Australie j'étais dépassé parce que dama gis ni paracétamol et ibuprofène ay médicaments yoo xam ni vente libre la c'est-à-dire que da ngay ñëw ci pharmacie bi rek mu jaay la ko dans un pays développé ci loolu sax mën naa ci de yow fii lan mooy vente libre ak vente non libre. vente libre mooy da ngay ñëw rek wax ko est-ce que am nga Doliprane mu jaay la sans prescription sans une ordonnance indiwuloo ordonnance loolu mën na am c'est normal même les pays développés am na mais man dama gis ni man sama gis-gis muy médicaments yooyu ñuy xeeb di ko def vente libre c'est des médicaments tellement dangereux et tellement toxiques pour ay organes yu nekk si ñun yoo xam ne ay organes yu am importance paracétamol c'est hyper toxique en cas de surdosage pour le foie te xam na nit bu perte resam c'est-à-dire que perte nga sa dama koy laaj docteur bi nga xamante ni moom mooy la xam-xam ba màcc ci wàllu pharmacie ban effet secondaire la jël garab ba nga xamante ni xëy na bu ëppee ci sa yaram wala comme ni mu ko tegtalee léegi nga jël ñu bind la ñetti ordonnance yi nga xamante ni presque ñoo yem même effet lan la mën def ci yaramu doomu aadama bi. ni mu la ko waxee léegi ma jox la. ak yan organe lay yàq xam nga waaw voilà. xam nga la wax paracétamol léegi am na réew yoo xam ne ni tàmbali nañu paracétamol léegi dañ koy bind ko ordonnance soo demee ci pharmacie amoo ordonnance duñ la jaay paracétamol léegi am na ay réew yu ko tàmbali xam nga lu tax paracétamol dañ ne la soo koy jël war nga su dee mag dañ ne la da ngay jël 1 gramme par prise c'est-à-dire saa yoo jëlee doom naan warul weesu 1 gramme 1 gramme boobu waroo ci weesu ñetti yoon ëpp ñeenti yoon lañ la wax par bis xam nga mu ngi noonu ensuite ñu ne la bu mu weesu nag ñeenti fan ba juróomi fan. dégg nga wax bu mu weesu ñeenti fan ba juróomi fan. bu mu ko weesu. léegi yow xoolal ki nga xam ne ni dañ ko bindal ci benn ordonnance ñetti garab yoo xam ne yépp am na paracétamol. kon xam nga moom 1 gramme boobu ñu koy wax ci benn prise da koy dépassé. journée bi léeg-léeg soo ko calculer 4 grammes yi ñu ko jox dana ko dépassé def 7 grammes wala 8 grammes. ba pare du ko jël ci 4-5 jours dana ko jël ci lu mat 7 jours parce que tant que jàngoro ji métti bi mi ngi am. da koy yan organe la gën a mën a yàq ci yaramu res foofu laa jëm. gis nga res tey soo demee gastro-entérologie ñi nga xam ne ñoo fa am problème mu res dafa bëri. am na hépatite yoo xam ne ñu wax hépatite d'origine médicamenteuse. te bëri na fii. xam nga paracétamol mën na dem sax ba yàq say réunion. bien sûr. voilà. non da yàq say réunion. leer na parce que paracétamol nit ñi fii dañ ko jël comme bonbon. mooy feebar bi nga xamante ni pour leeral ko téléspectateur bi feebar bi ñuy dem ba borom di def dialyse. mu ngoog voilà. xam nga automédication nag ci yu demee noonu nag lay yóbbu lu bëri gis nga tey da nga dem dialyse suñ doon jël maladie kenn ku nekk ñu xool cosaanu. sa jàngoro bi la andi ngay dialyse ci garab yi li ci ëpp ci garab yi lay doon. li ci ëpp ci garab yi lay doon. dama lay jox benn exemple am na benn jigéen
mais bëri na sax ci ñi nga xam ne dañu yore ay feebaru jigéen. li ñuy woowee feebaru jigéen ñu baal ma. mais noonu la ñu koy woowee ci wolof. feebaru jigéen jàngoro jigéen la wala jàngoro sëy. jàngoro sëy jooju léegi da nga gis koo xam ne day dem di jël ay antibiotiques daf koy jëlal boppam. mooy les IST. voilà moom la ñuy wax jàngoro sëy. day dem jël antibiotiques yoo xam ne day dem ci dëgg na ko non man bi ma yore jàngoro bii lañ ma jox. te xam nga jàngoro yooyu doomu jàngoro yu koy joxe dañu wuute. pajin bi wuute. su ko defee muy jël benn antibiotique di ko naan su boobu baaxul mu dem jëlaat beneen su boobu baaxul mu dem gis nga. dina ko def au lieu mu dem consulter wu ci médecin. su ko defee su yegsee ci docteur bi wax ko du ko wax nag ne ko jël naa li def naan ko yàgg na ci man. kooku nag su ko yàlla mayee xel mu ne la demal nga defi examen. examen bu su ñëwee gis nga antibiotique yi nga xam ne ni moom la ñu war a mën a jël pour faj ko lu néew lay doon. lu néew lay doon ba pare ay antibiotiques yu cher lay doon. ba pare du doon ay antibiotiques yoo xam ne da nga koy naan mais la budde dañ la koy piqûre. gis nga gravité problème bi. c'est-à-dire que li ñu def nii Cheikh Diouf yàgg na ko def. xam nga ci njëlbeen mi ngi la naan la ànd nañ fu nekk ci réew mi di def caravane médicale. mais dañ daan def caravane médicale fu ñu dem ci di defaale ay sensibilisation. dañ daan yóbbu projecteur yóbbu portable ak lépp. am na solo def projection di def sensibilisation. surtout ci wàllu jigéen ñi ci automédication. mais automédication boobu dafa am leneen loo xam ne moo ko lax mooy ci ñi nga xam ne nii mooy liggéeykatu wér-gu-yaram yi. ci wàllu kër docteur. ci wàllu kër docteur il faut que ñu seetaat ñun d'abord suñu bopp. xam nga balaa nga ne nit sangul na nga seet ba pare. balaa nga naan naam ne fa. waaw non balaa nga ne nit sangul balaa ngay digle sangu daal na fekk nga yow nga seet ba pare. soo seetul doo mën ne nit sangul. absolument. loolu waaw yéen est-ce que Cheikh Diouf dogguma la yéen di ngeen di def comme par exemple ay journée de sensibilisation ci seen biir di waxtaan segg li nga xamante ni mooy lu baax ngeen denc li nga xamante ni mooy lu bon tamit ngeen di teg fële est-ce que yéen médecins yi wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram fii ci biir réew mi di ngeen ko di def de temps en temps ndax da ciy baax tamit. waaw xam nga des fois ñu def lu ñuy woowee EPU. EPU c'est éducation post-universitaire yoo xam ne rek ay rappel la pour ñaaxaat nit yi nga xam ne c'est les personnels de santé ñu ñaaxaat leen ci ni ñuy liggéeyee loolu dafay am souvent mais avant bu amee da ngay gis ñëpp dañuy ñëw ay professeurs dañuy ñëw ñëpp dañuy ñëw mais léegi dañuy remarqué ne nit yi amatuñu sax temps boobu dama la bëgg a wax ni métier bi dem na ba nga xam ni léegi njula li ko mag ñi naan kenn xamatul lan la jur li mu jur li kenn xamatul lan la parce que nit yi amatuñu sax temps pour def ay lecture lire pour renforcer seen ay connaissances wala dara amatuñu jot boobu parce que comme ni mu ko waxee tu peux pas pendant une journée nga consulter 100 personnes nga ñëw encore nga ñibbi sa kër nga naan da ngay lire wala dara donc il faut ñu xoolaat bu baax métier bi nan lañ ko war a arranger man yàgg naa wax ni il faut ñu def les états généraux de la médecine c'est-à-dire que il faut ñu regrouper tout le monde mu nekk waa ministère mu nekk le personnel soignant mu nekk les pharmaciens mu nekk même les patients et les accompagnateurs des patients il faut ñëpp dajaloo ci benn salle ñu poser le problème parce que tant que defuñu ko dañuy tëlëx yi rek mais duñu régler dara il faut loolu am il faut ministère jël initiative boobu wala nguur gi ci boppam jël initiative boobu affaire bi am ñu toog waxante dëgg suñu biir suñu bëggee defaraat ndax kat yéen a nga ko bakkani doomu aadama parce que toll nañ foo xam ni instant bi kenn xamatul lan la soo dégg ñëwee buntu hôpital national kenn xamatul kii da nga fa fekk 9 wala 10 pharmacies yu fa nekk mais soo demee par exemple Dakar bi nga dem hôpital Le Dantec nga dem hôpital Le Dantec da ngay ñëw maximum da ngay fekk ñaari pharmacie ci buntu bi mooy li ma waxoon rek pharmacie mais ñun fii da ngay ñëw fekk 9 wala 10 wala 11 pharmacies ci buntu hôpital bi nga xam ni lii pharmacie yooyu yëpp bu nekk docteur en pharmacie mi ngi ciy toog non loolu mënul nekk mënuñu ko am voilà mënuñu ko am ci dëkk bi pharmacie bu nekk docteur en pharmacie nekk mënuñu ko am ci dëkk bi bàyyil ma docteur ci tàggatoo rek ak nu mu gën a gaawee résistance yi nga xamante ni médicaments yi am nañ ko ndax mën nga ma ci indil ci nu mu gën a gàtt surtout am na ay médicaments yi nga xamante ni tey fi tey borom mën na naan ba dee te du ko jëriñ dara xëy na léegi mën nañu jàpp ne tamit ni faux médicaments yi bëri nañu wala xëy na tamit ñàkk bind bi nga xamante ni moom mooy docteur bi ki mu ko war a bindal. xam nga loolu sax balaa nga ci dugg yooyu da ngay jël suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne dañu bëgg di am yaram
di rafetal. xam nga lu ñuy jëfandikoo doomu ñooy xam nga luy doomu ñooy. doomu ñooy ci nga xam ne ni garab yi pharmacien ak médecin yi gën a ragal ci la bokk ay corticoïde la. doomu ñooy corticoïde la. te gis nga doomu ñooy soo ko jëlee da ngay gis koo xam ne daf naa la man ko dama am ngénte fii ak juróom-ñaari fan wala fukki fan ak juróom am naa ngénte dama war a am yaram. su ko defee nga dem jënd doomu ñooy corticoïde la bétaméthasone la. li docteur yi laa la wax de ñi nga xam ne dañu jàng ba am lijaasa bi. garab gi ñu gën a ragal ci àdduna mooy corticoïde. ñoom moom la ñu dem jënd suñ ko demee. jënd fuñ koy jëndee kan moo koy jaay xanaa du pharmacien. soo demee marché ñi ngi ko teg ci platiti jaay. doomu ñooy foo romb ñi ngi koy jaay. yéen du ngeen ko xeex. mais luñ ci mën ñi ko war a xeex. mën ngeen ci dara kay ndax mu ngeen taxawee yuuxu ci mbedd mi ñëpp génn si ci yéen. ñi ko war a xeex a koy xeex yow doomu ñooy boobu kii xam na garab googu ni ñu koy defee. gis nga garab moom sax tey mën nga ko topp fay ko xaalis te du la ko bindal. mais léegi yow. waaw loolu tamit automédication bu bon la waaye médicaments yi nga xamante ni tamit da nga koy naan ba dee doo ci gis benn njëriñ. mais day fekk nga fooye ko mooy comme antibiotique yi. ak nga antibiotique fi mu nekk nii fooye nañu antibiotique fooye ba nga xam ne ni am na antibiotique yoo xam ne amatu njëriñ. dama la jox benn exemple amoxicilline xam nga amoxicilline kenn waru ko joxe ci pharmacie te amul ordonnance. est-ce xam nga loolu. parce que amoxicilline tableau A la. léegi amoxicilline da ngay gis ku ñëw sax la waaye man daal sama yaram mi dafa sonn tey dama liggéey ba sonn. nga dugg ci pharmacie ne ko jaay ma amoxicilline sama yaram day métti. mais amoxicilline du pour faj yaram muy métti. soo koy jël nag ba nga xam ne ni am nga infection boo xam ne ni amoxicilline lañ ko war a fajee dootu la mën a faj. day fekk boobu ës nga ca chronique nga. mu ngoog beneen bi mooy nelaw ñàkk nelaw. daf lay jural ñàkk nelaw mais nii laaj ko moom ban at mu nekk ñaata yoon lay bind garabu nelaw. parce que xam nañ li ci nekk yow garabu nelaw da nga jël tey garabu nelaw nga naan ko tey soo ko naanee tey nga jël ci genn wàllu doom. soo ko naanee mu am juróom-ñaari fan fokk nga naan ñaari doom wala lu ñu mel. xoolal bés bu nekk day yokk di yokk ba nga xam ne ni da ngay dem ba atteindre maintenant ce qu'on appelle la dose létale. nga naan ko dem barsax. solo ndax mën nga ma citer tableau yi nga xamante ne ñoom ñooy tableau garab yi am na tableau C tableau A ak yooyu ak bu nekk lan mooy. garab yi ñaari façon garab la. benn mooy garab vente libre. vente libre mooy mën nga dem jënd ko te yi ñu jàppoon ñun ne dangereux wuñu. paracétamol xam nga dañ ne dangereux pour man mooy garab gi gën a dangereux. am na ku ko wax léegi ci. non paracétamol c'est un des médicaments les plus dangereux actuellement. te ñun dañ koy naan nu mu ñu neexee. non moi je dis que c'est un des médicaments les plus dangereux au monde. ça je le prends sous ma responsabilité. Deuxièmement dafa am xeetu garab yi ne garabu tableau la yoo xam ne ni kenn waru ko jaay te amoo ordonnance. benn bi mooy tableau A xam nga tableau A nu mu tudd. mooy produit toxique. produit toxique bi maanaam yow garab gi dose bi nga ci war a jël pour faju ak dose bi nga xam ne ni soo ko jëlee mu lor la. sorewul c'est-à-dire que marge de sécurité bi bëriwul. dafa gàtt. moo tax ñu ne ça c'est un produit du tableau A c'est un produit toxique. dégg nga mooy garab yi nga xam ne soo gisee paquet bi dañ la ci defal benn rectangle bu xonq. mooy tableau A. benn bi ñu ne la damay tëb B damay ñëw ci C. C bi mooy li ñuy wax produit dangereux. produit dangereux mooy marge de sécurité bi entre dose bi nga xam ne ni moom la ñuy fajee ak dose bi nga xam ne ni mooy dose toxique léegi est-ce que mën nga ñu ci jox ay exemple waxtu bi mi ngi jeex tableau A mën nga jël antibiotique yi amoxicilline bii moo lay wax tableau A la. dégg nga tableau C bon am na ci par yu mel ni atarax sam ça dépend ci dosage yi ñi bëgg nelaw ñeeg ñooñu. voilà bon antihistaminique yi am na ci yu bëri antibiotique ci tableau C lañ bokk. mais tableau B moom lépp loo xam ne ni mën na jur mandité ci doomu aadama tableau B lay nekk. di ko naan di jeex. mu ngo donc mooy tableau A. maanaam mooy ñi bëgg a mandiwu daal. mais nag tableau B moo xam leen nag tableau B amul Mauritanie amul benn pharmacie bu fi jaay tableau B. soo fi gisee ku fi andi médicament du tableau B bitim réew la ko jëlee. c'est-à-dire que médicament yi nga xam ne ni tableau A lañ nekk. te muy ay psychotrope nga xam ne ni moom la ñuy fajee ñi nga xam ne ni seen yaram dafa xaw a naqari. xaw ma ndax dégg nga waxin bi. ci rafetal. seen yaram naqari soo demee hôpital Dia garab yooyu lañ leen di bindal. yooyu la ñuy jël di ko jëfandikoo. léegi sax garab yi nga xamee ne jigéen ñi moom la ñuy jël pour am yaram dañ koy mandé. tramadol non
kii cyproheptadine oui. mooy ay arab CAC1000 bi mbaa du yàq dara si dundu doomu aadama bëri na lañ koy jël boo yëgee ni coono sa yaram rek nga ne kaay jëndal ma CAC1000 gis nga garab moom boo ci ëppal rek baaxul CAC1000 dafa am calcium calcium su bare day tag ci say rénaux su tagee say rénaux lu mu lay andil ay calcul rénaux insuffisance rénale taxaw na docteur Diouf léegi ci jeexal il faut ma laaj leen yéen seen relation yéen borom pharmacie yan relation ngeen ak tamit nguur gi est-ce que am na saytu ba nga xamante ni mi ngi leen di suivre de près ndax gis nañ ci yeneen réew yi boo demoon ci yenn réew yi tey ji pharmacie boo dugg di nga fa fekk li ñuy wax carnet bu ñuy wax ordonnancier ku indi garab Léna Dieye indi na fi garab diw moo ko Cheikh Diouf moo ko bindal jaay nañ ko heure sangam est-ce que loolu am na fi seen ay pharmacie am na fi te yoonu Mauritanie comme tous les pays du monde toute pharmacie doit avoir un ordonnancier xam nga ordonnancier bi mooy lan produit tableau yooyu ma la wax léegi amoo droit jaay produit tableau te bindoo ko ci ordonnancier te soo ko bindee ci ordonnancier ba pare gis nga Cheikh Diouf bind na ordonnance am mu bind ko ci ordonnancier ba pare dama war a jël cachet pharmacie bi def ko ci ordonnance ba pare bind bés bi mu ko bind est-ce que am na suivi mais nguur gi mi ngi def liggéeyam soxna Léna xam nga bon c'est vrai yéex na mbir mi yéex na mais xoolal ci njëlbeen fii soo demaan marché capital mais dañ daan jaay comprimé yi comme saamu suppome dañ ko doon jug loolu moom ñoo ngi ciy remercier nguur gi ci xam nga loolu dañ na fi li mu ko fi da nga daan dugg ci pharmacie wala dépôt mais mu mel ni boutique boo xam ne saa waay vente n'importe quoi la d'accord xam nga loolu dañ na fi lii Cheikh Diouf wax nii gis nga lii ngeen di def nii ma di leen ci remercier aussi au passage rapidement parce que liggéey bi nga def tey aussi liggéey bu rafet la loolu aussi ci wàllu googu la jëm waaw kon nag ngeen continuer ko am na solo lool docteur Diouf looy tàggoo mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan bon man li may tàggoo rek yaakaar naa wax naa ko fii ci télé bi benn yoon ñaar yoon ñetti yoon man mu may tàggoo mooy damay ñaaxaat rek nit ñi ñaaxaat nag ci suñu dirigeant yu njëkk yi mooy waa nguur gi il faut ñu yokk seen taxawaay ci domaine santé yokk seen taxawaay du question indi matériel wala tabax ay hôpitaux wala am na ay affaires yu sew yoo xam ni ñoom suñ doxul rek santé bu du dox parce que booy wax santé c'est vrai que poser diagnostic am na importance mais am traitement bu baax aussi am na importance comme tey mbiru automédication moo ñu fii kii war nañ xoolaat daal garab yi ñuy dugal ci réew mi ak anam yi ñu ko fi dugalee ak anam yi ñu koy distribuer war nañ xoolaat encore pharmacie yi ñi fa nekk parce que mënuloo imaginer nga am benn pharmacie boo xam ni y a pas de pharmacien bu problème amee kan mooy régler problème boobu man mën naa tijji sama pharmacie ma jël sama waa kër yëpp ma dugal leen fa xëy na dañuy jaay ils font ñoom ñooy jël médicaments yi ñëw jaay et tout mais il faut quand même ma am un pharmacien boo xam ne moo fa nekk pour problème su amee mu mën a rectifier mais su ma jëlee sama waa kër rek ma def leen ci pharmacie bi problème am kan mooy régler problème boobu nit ñi tamit ñu leen di ñaax pour ñu bàyyi lu ñuy wax automédication kenn leen mënu leen faj mënuñu faju ci benn endroit boo xam ni c'est pas un milieu hospitalier te du médecin moo leen xool wala sage-femme wala leneen lu ñu mën a xalaat ni mën leen faj rek ñu ngi lor seen bopp ak indil seen bopp problème yu bari Mauritanie il faut nit di teel dem ci hôpitaux yi c'est vrai que c'est très difficile parce que hôpital aussi ça coûte excessivement cher dafa cher loolu il faut ñu wax ko balaa ngay tëj sax loolu ci yéen ñii la hôpitaux yi cher nañu clinique yi tamit yërëmu leen xam nga man dama jàpp ne automédication léegi lu ci bëri ci loolu la ndeysaan man mi tey ji su fekkee ne am naa jàngoro awma lu ma dagg ji ticket awma lu ma rangi jee mais am naa lu ma jënde benn paracétamol mën naa yónni sama doom nekk demal pharmacie nga jënd ma paracétamol est-ce que du bu ngeen yombalaloon askan wi tamit ñu am accès ci paju mi loolu du ko éradiquer Léna man loolu laa lay wax dama ne la ñu bàyyi ci patients yi du ñu dem ci hôpitaux yi parce que même seen transport pour jóge seen kër dem ci hôpitaux yi amuñu ko donc xalaat nañ ni bu ñu demee foofu danañ leen bindal bilan xalaat nañ bu ñu demee foofu danañ leen jëndloo leen coton ak ay gants yu ñu war a sol pour faj leen bu ñu xalaatee loolu ñoom dañuy préférer rek wut benn garab à côté pour mën a saafara seen jàngoro nee nga ñun ñoo seeral affaire yi mais nguur gi ñoo war a xoolaat loolu il faut nguur gi xoolaat loolu xool nan la ñuy def pour dimbali nit yooyu
ndax yéen ci gàttal nga tàgguwaale tamit mbokku téléspectateurs yi yéen est-ce que di ngeen am ñi nga xamante ni ñoom ñooy kuréelu pharmacien yi nga xamante ni ñoom ñooy dem di saytu garab bi fa nga xamante ni mooy fa muy jógee ndax kat man dama yaakaar ni tamit loolu am na ci solo torop. waaw mais mooy direction de la pharmacie et des laboratoires. am na au ministère de la santé publique. xam nga bu yàggu rek bon am na ko fi nekkoon bon mu jóge fi. moom itam moom moo fi dindi affaire jaayu garab yooyu ñu daan jaay marché. ci mbedd yeeg yooyu. bon léegi am na ku bees aussi bu fa ñëw moom itam mi ngi tëral ay yoonam. bon ñi ngi xeex waaye ni ko Cheikh waxee dañ leen di jàppale. waaw ñoom dañ leen di jàppale il faut que ñu jàppale leen pour ñu mën a dem kanam. parce que xam nga ñoom en fait ce ne sont pas les décideurs ñoom ce sont des techniciens. mais décideurs yi dëgg ñi am kaddu mooy politiciens yi. nguur gi waaw ñoom ñoo am kaddu. am na solo ñi ñoom ay techniciens lañ. waaw te lu ñu bëgg a def. suñ leen ci jàppale dañ ko léegi looy tàggoo mbokku téléspectateurs yi les seetaan di sant yàlla rek di sant yàlla rek di sant itam ñi nga xam ne ni ñoo ñu doon déglu waaw wax neex na mais nga am ku la déglu di la seetaan itam xam nga dara dàq ko dëgg la donc di la sant yow itam bu baax a baax ci li nga xam ne nii yitteel na la ci askanu Mauritanie bon suma naataangoo bi di suma rakk di suma xarit di suma lépp itam di sama wëllëre itam di ko sant ci kàddoo mi wane nañ fi aussi ni borom xam-xam la dëgg la te bañ a fàtte itam Serigne Modou Gueye bi nga xam ne ni man xam naa ni moom fu ma làqatu mu luqati ma mu indil ñu la waaw moom amuñu ci lu ñu metti maa ngi koy sant bu baax a baax dëgg la maa ngi leen di jaajëfal maa ngi lay jaajëfal yow tamit ci sa OFT ndax c'est pas évident nga yendu di liggéey ba néega nii ñu déplacé la nga ñëw fekk si ñu fii ci biir télévision bi ngir def ak ñoon émission maa ngi jaajëfal tamit docteur Diouf macha allah yaakaar naa ne askan wi tamit jëriñu nañu ci li nga xamante ni moom moo nekkoon waxtaan wi di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci sottandikum émission bi nekk ci kaw ku ci mel ni Mamadou Gueye ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal ñi nekkoon ci caméra yi Sidi Mouhamed Wouldouwa ak ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Bezed di leen jaajëfal yéen mbokku téléspectateurs yi toogoon di ñu seetaan di leen jox incha allah dig daje feek ñetti ayu bés ñu dikkaat ak yéen ci yeneen xar kanam ak yeneen sujet jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amaanillah